Programme SADMAD du système alimentaire durable pour la lutte contre la malnutrition ci région bu Ndakaaru ànd ak waa SYCODEV ak waa GRDR ak conseil départemental bu Tëngéej ñoo leen di dëgtal magazine buy wax ci li nga xamante ni mooy ana nan la ñuy gëddaale meññeef yi ñuy bayee ci miip réew te mu am solo lool ci li nga xamante ni moom mooy wér-gu-yaramu doomu aadama. Damay consommer local, taxaw defar Sénégal, dema teewal sunu gaal, ndax réew mi dama fee awaar, ku may leen jot ci gaaw. Mesdames, Messieurs, ñu leen di nuyuwaat bu baax a baax di leen jaajëfal programme spécial bi nga xamante ni moom la ñu bëgg a bokk ko ak yéen jox leen maximum d'information ànd seeg waa SYCODEV émission bu njëkk bi tey jii dañuy waxtaanee nees def ba am lekk gu baax tey it dinañ si ànd ak ñoo xamante ni ñu seen xam-xam màcc si wàllu wi bokk na si monsieur Maguette Fall bu ADEC bokk na si monsieur Abdoulaye Cissé di nutritionniste ndaka noonu madame Yacine Fall di bàjjenu gox ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax bàyyi leen ñu nuyu ak auditeurs yi ñu door li nga xam ne mooy waxtaan bi monsieur Maguette Fall ñoo ngi lay nuyu bàyyi la nga nuyu ak waa Tëngéej. asalaamaaleykum lay nuyu. di leen remercier nañu waa Jokko ak SYCODEV mi jël initiative organiser émission bi. am na solo madame Yacine Fall di bàjjenu gox ñoo ngi lay nuyu. jërëjëf di la sargal aussi di la tatagal. di nuyu waa Tëngéej yëpp yi nga xam ne que tey ñoo ñuy nuyu. ñoo ñuy déglu. di ñaanal yàlla suñu way dawlu yi. ndax dañu tombeek tey muy première émission bi. tombeek bés boo xam ne que way dawlu yi lañ leen di ñaanal. kon nag ñu ànd ci ñaan boobu di leen ñaanal. di ñaanal aussi suñu tout tànk yi nga xam ne que ñoom ñoo tax ñu moom ñi def émission bi. ñoo ko moom. yàlla fekk leen ak wér ak wérle. seen i way jër am dégg ak déggle. ba mën di leen defar ay lekk yoo xam ne que day baax seen yaram jërëjëf. jërëjëf madame Yacine Fall si beneen wàll wi monsieur Abdoulaye Cissé di nutritionniste ñoo ngi lay nuyu monsieur Cissé. ñu ngi lay fay di nuyu askanu Tëngéej yëpp. di rafetlu émission bi ngeen di def. ne am na solo trop si jamono ji ñu toll. si problème lekk bi. di delloo njukkal ñëpp. di nga ñaanal seen groupe bii nii fi ngeen bëgg a àgg ngeen àgg fa. am na solo dañuy door ak yow waxtaan wi si laaj la lan mooy composer une alimentation saine lekk gu baax lan ak lan moo siy nekk pour mu nekk lekk goo xam ni du am ngaañ. waaw lekk bu baax bu ko fàcc parce que aliments yi ñuy lekk yëpp dafa am ay ferñeent yoo xam ne dafa nekk ci biir te loolu moom mooy tax ñuy lekk mooy li may wax tout le temps nit ki yàlla moom jàngal na nit ki lekk peut-être dañ koy dimbali tuuti ci ni muy tànnee lekk gi nag yi ci nekk yi nga xam ne mooy bénéfique mooy benn ferñeent bu ñuy wax protéine waaw bi ci topp mooy beneen ferñeent bu ñuy wax lipide bi ci topp mooy beneen ferñeent bu ñuy wax glucide yeneen yi nag ñu ngi leen tuddee ay minéraux ak ay vitamines donc lekk bu ñu koy lekk yooyu la ñuy avant tout loolu la ñuy cibler ci lekk bi ñuy lekk parce que loolu moom mooy téye nit ki moom moo koy défendre moom moo koy jox kantan moom moo koy jox lépp li nga xam ne moom la war a def pour am activité am. am na solo alors tudd nga fi ay exemple si li nga xamante ni moom mooy lekk gu baax tey jii boo ñu doon jox exemple lekk boo xam ni li nga fi tudd lépp si glucides lipides entre autres ban aliment lay doon pour ñi nga xam ne ñoom ñooy ndaw ñi. waaw léegi xam nga lekk gi moom. ndaw gi moom dafa am âge. moo xamante ne ni dañ leen di kii dafa am de 0 à 5 ans après mu am jëm 5 ans de 0 à 9 mois daal di dem 1 an jëm kaw jóge 1 an dem ba ay 9 ans yooyu léegi lekk bi gën ci xale yi mooy souvent da nga leen di njëkkeel jox ay protéines ci protéines yooyu nga boole ci ay vitamines ci vitamines yooyu nga boole ci ay tuuti fibres
donc loolu moom mooy gën a baax léegi nag bu demee ba benn âge bi nga xamante ne ni foofu le cerveau bi di forger bu baax a baax là moom ce sont les protéines protéines yi nag ñaari xeet lañ am na protéine d'origine végétale am na protéine boo xam ne mooy bi nekk ci gàncax yi am na boo xam ne mooy bi nekk ci ndawal bi mais ñaar yëpp dafa baax boo jëlee bii bàyyi bii mën na indi tuuti ay jafe-jafe donc ñaar yooyu dañ leen war a boole looloo tax sax boo xoolee xam naa bàjjenoo wax bi duma kii moo tax bu demee ba certainement bu ñu demee ba ay 6 mois da ngay gis ñu defar leen benn bouillon boo xamante ne di day am dañuy éviter foofu tuuti protéines animales yi bouillon boo xam ne dafay am maïs day am ñebbe day am dugub day am ceeb donc foofu li ñuy ut dinañ ut d'une part ay protéines yooyu d'origine végétale yoo xam ne du irriter seen tube digestif d'autre part ñu jox leen énergie avec du sucre et tout. am na solo monsieur Abdoulaye Cissé di nutritionniste xelam màcc lool jëm si wàllu lekk ak nu ñuy lekkee ak yeneen yoo xamante ni soxal na wàllu wi ñu waxtaan ak ki nga xamante ni mooy madame Yacine Fall bàjjenu gox yéen ñi nga xam ne yéen a nekkee si gox bi yéen a gis lu nekk mais aussi xale yi yéen a dëkk ak ñoom yéen a dëkk ak seen ay yaay yenn saa yi laataa ñuy dem hôpital yéen ay waxtaan ak ñoom alors ban taxawaay ngeen am pour que nit ñi di lekk goo xam ne gu lekk gu sell la. jërëjëf monsieur Diène ñun bàjjenu gox comme ni nga ko waxee ñoo ngi ci gox bi lu ne ñoo koy gis mais lu ne ji dañ koy waxtaanee. mooy que ni ñun ak njaboot gi benn lañu dañuy waxtaan ak njaboot ci laata nga xam ne que ni imbi nga si boo ëmbee ci la ngay lekkee pour que ki nga ëmb boo ko muccee nan la war a mën a ñëwee ànd ak wér ak kantan suñu muccee nag comme ni ko monsieur Cissé waxee lekk googu nga xam ne que moom la xale bi war a mën a lekk ak ndeyam sax ni mu war a mën a lekk war kaa mën a nàmpal ndax dañuy wax ne que da nga war a nàmpal sa doom mooy wen rek sans dara rax si léegi ndey ji aussi war na am na mu lekke balaa laata doom ji di am na muy lekke kon nag lekk xale bi mi ngi commencé ci weenu ndey ji kon nag ci lekku ndey bi la gën a loolu dañ ciy gën a appesanteur ñun bàjjenu gox yi di si sensibiliser ñi nga xam ne ñooy mère de famille yi di ci waxtaan aussi seeni borom kër ndax waxtaan na neex borom kër di ci waxtaan aussi ak ñi nga xam ne que ñooy gore yeeg njëkk yi ndax nag ndey rek ak doomam soo ci waxtaanee te njàppale ba ca borom kër ga la ndax moo yore poos bi njàppale ba ci njëkkee yi la ak goro yi te waxtaan ak ñoom du am solo moo tax dañuy waxtaan ak famille bi yëpp mu commencé ci ëmb ba ci na muy dunde ci ëmb bi moom mi nga xam ne moo war a nàmpal ak ween rek nan la war a mën a dunde laata ñuy ñëw ci xale bi nga xamee ne ko war na naan ruy commencé lekk naan ruy boobu monsieur Cissé wax dem na ba bàjjen gox yi sax dañ koy defar ndax dañ ñu koy jàngal ñu koy defar di ko ànd ak ndey di ko togg di leen ko jox di leen won ni ñu koy toggee ba mu mën a ànd ak set ak sell ñu koy jox xale yi ak yan quantité lañ ci war a mën a jox xale bi ak nan lañ ko war a mën a joxe mu koy lekk ba nga xamante ne dina ko jariñ dara taxawaay wi jëm si li nga xamante ni mooy ñiy jëfandikoo lekk yi nga xam ne léegi moo am si dëkk bi loolu dañuy jox kàddu gi ki nga xamante ni mooy monsieur Maguette Fall bu ADEC di association pour la défense de l'environnement et des consommateurs yenn saa yi ñu gis ay produits yoo xam ne ñoo ngi koy jaay si dëkk bi te yenn saa yi mu mën a indi ngaañ si ñi nga xam ne ñoom ñooy tout tànk yi yéen ban taxawaay ngeen di taxaw pour xeex li ni mel micro bi boo ko mënee pousse tuuti si sa wet voilà ayca. waaw jërëjëf Ousmane. Doudou. xëy na li gën a intéressé sax consommateurs yi. du disponibilité alimentaire bi. ñun dafa am lu ko jiitu. loo xam ne il faut que ñu saytu ko. parce que yaakaar nañu ne ñam du am nga ceeb togg ko jox mën nga ko jox nit ñi ñu lekk ko rek jàmm ñëw. xam nga li ñuy wax par exemple résidus de pesticides dafa mën a jur ay loraange si ñiy jëfandikoo lu mel ni ay légumes ak ay fruits même sax ceeb beeg dugub bi parce que si mbay mi xeetu mbay mi loolu aussi il faut que ñu waxtaan ci parce que lu am solo la aussi si qualité produit bi ñuy lekk
parce que xam nañu ne am na ay pesticides maanaam ay tooke la ay produits yoo xam ne dañuy utiliser pour mbay ma gën a naat mais dafa mën a jur ay loraangeel yu bari moo tax ñun si biir programme SATMAT ni sax ñu ne ni ñuy woowee sécurité sanitaire des aliments il faut que ñu def si xel parce que du rek am nañu produit bi ñu bëgg a togg nañ ko jëfandoo nañu ko rek jàmm nañu non 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 il faut ñu saytu fan la produit bi jógee fu mu jaar lu ñuy wax traçabilité bi ah ba mu wóor ñu ne produit bi ñuy lekk amul dara loo xam ne mën na jur loraange donc loolu lu am solo la si suñu liggéey bi ñuy liggéey donc si suñuy waxtaan yi ñuy def ak askan wi xeet wi njaboot gi si fànn yu demee noonu dañ siy insister toujours di wax ne rek jigéen ñi boo leen demee marché doo leen gis légumes yi ngeen ne yii moo gën a rafet rek donc yii laa war a jënd yóbbu ko sama kër ñu jëfandikoo ko si jàmm parce que légumes yooyu ñu xam ne moo gën a rafet li tax mu rafetu noonu amul bën amul dara parce que gunóor yooyu ko mënoon a bën produits yi ñu si def insecticides yooyu pesticides yooyu moo tax gunóor yi mën nañu koy ñemewuñu ko sax ba di ko jege ba di ko mën a bën donc loolu aussi aspect bu am solo la ñu bëgg di si attirer attention population yi pour wane ne tànn daal lu am solo la boo demee xamal li ngay jënd si yan condition lañ koy exposé ndax jaar na yoon wala jaarul yoon bala nga koy man di jël di ko jëfandikoo jow si biir kër. foofu sax la ñuy dugalee suñu question relance jagleel ko ki nga xamante ni mooy monsieur Abdoulaye Cissé di formateur diététicien nutritionniste mooy nees def ba tànn lekk gi nga xamante ni moom la ñu war a lekk ak bu ñu koy jënd si ban anam la war a nekkee. waaw fii sama tonton bi di tëjee foofu laay commencé dafa wax lu am solo dafa wax problème mu traçabilité parce que booy xool problème yi ñu am li ci ëpp mooy li ci ëpp ci problème bi mooy carence en vitamine ak carence en protéine carence en protéine bi am nañ voie yoo xam ne mën nañ ko contourner comme ni ko bàjjenu gox bi waxee mais carence en vitamine yi dafa doy waar di nga gis nit ku jënd orange am ne am naa vitamine ndekete amul dara parce que vitamine yooyu li koy yàq dafa bëri gis nga boo jëndee su ma jëlee exemple bu ñu jëlee légumes yi fañ koy wëttee fañ koy transporter fa muy accès di ñëw ci marché bi fañ koy jaayee fañ koy toggee fañ koy yekkee ba fañ koy lekkee pratiquement dinañ perdre 75% des vitamines donc loolu mooy problème bi nga xam ne moo am autre chose aussi comme ni mu ko waxee di nga gis carotte boo xamante ne daanaka dafa rëy li ñuy tànnee mooy ñun le plus souvent dañuy tànn lu rëy te rafet mais li ñuy conseil nit ñi boo demee marché légumes yi gën a tuuti ñoo ëpp ferñeent loolu tànn bu njëkk léegi nag am na yeneen tànn yoo xamante ne ni xam nga bu ñuy classé dañuy classé tànn gi ci ay groupe alimentaire yeneen tànn yi am na xet gi bu fekkee ndawal la am na xet gi am na goût bi bu fekkee mën na ko si boo xoolee di nga xam ne lii couleur bi yooyu yëpp dina am bu fekkee ne ay emballage la aussi là foofoo gën a yomb foofu dañ leen di wax ne leen comme ni wax traçable bi dañuy def lépp li ñu def si produit bi dañ koy bind si kaw emballage bi ba pare aussi dañ leen di wax emballage bi kañ lay jeex dem nañ si bax danañ leen koy wax niñ koy utiliser donc prime tànn moom foofu ngay njëkk a tànn boo bëggee tànn ndawal lu baax comme exemple ma jël ndawal joxe naa léegi boo bëggee tànn ndawal lu baax ndawal ba nga tànn bi gën a baax si nit ki mooy bi nga xam ne bëriwul graisse mooy bi nga xamante ne dafa xonq roseul parce que boo xoolee am na ndawal yoo xam ne dafa rose am na yoo xam ne dafa xonq bi la gën a xonq moo la gën a baax moom la ñuy wax viande biologique ak yeneen tànn ak soow ni ñu koy tànnee meew yooyu yëpp fa am am na solo xam naa ni liggéey bi li si gën a métti war a bokk na si lu métti mooy liggéeyu bàjjenu gox yi nga xam ne ñoo dëkk ak askan wi tey ji jigéen bi dëkk sa koñ nga bëgg ko xamal ne ko légume bi gën a ndaw mooy bi gën a baax yan jafe-jafe ngeen di jànkonteel est-ce que ñoo ngi leen di déglu est-ce que ñoo ngi jëfee li nga xam ne moom leen di conseiller. defe naa ne yow wax nga ko sax jafe-jafe
ci waxtaan ak jigéen ñi comme ni ko suma càmmi ñi waxee jigéen moom bu demee marché dafa yaakaar ne lu gën a rëy mooy li baax li gën a rëy mooy gën a sakkan alors que comme ni ko monsieur Cissé waxee légume bi la gën a tuuti moo la ëpp ferñeent ñoom noonu duñ ko xamee pour nga wax nag mooy dangay jaar di jaaraat ñun dem nañu sax ba nga xamante ni dañuy organiser wu en groupement di def li nga xam ne que mooy culture de bio culture de table yi di ci bayal suñu bopp li nga xam ne ay légumes lañu maanaam batañse carotte suppame ak loolu pour di wan suñuy togg di wan suñu moroomu jigéen ñi togg bii nga jëlee ci marché bi ak togg bii nga bio bii nga toggal sa bopp bi nga bayal sa bopp différence bi ci nekk kon nag defe naa ni waxtaan bi ñun ak askan wi metti na si ñun mettiwaay boo xamante ni kenn foo ko natt rek jéggi na dayoom am na solo monsieur Maguette Fall la ñuy jox kàddu gi ngir ñoom seen liggéey di taxawaay yoo xam ni war nañ ko taxaw si produit yi nga xam ni yenn yi dafa sax périmé waaye yenn saa yi dañuy teppi taf dégg nañ ko sa service d'hygiène am ñu si téye ban taxawaay si boobu lépp phénomène pour xeex ak ñi nga xam ni ñoom ñooy def yooyu lay ñaawteef. waaw xam nga loolu kooku liggéey bu jafe la. parce que ñun du ñu ay agents assermentés. xam nga li ñu mën a def rek moo di. di waxtaan ak nit ñi. surtout nag. di waxtaan ak njaboot gi. pour ñu mën a distinguer produit bi date limite bi. bu jotee naka nga ko mën a xamee ak yu demee noonu. il faut ñu am réflexe parce que loolu aussi liggéey bu am solo. si suñu je crois éducation information bi ñu war a def. programme d'éducation et information. en direction des populations. il faut en matière alimentaire comme ni ko suñu mbokk mi Cissé waxee léegi. que étiquetage. ñu jàngal nit ñi lan mooy étiquetage d'abord. lan moo nekk ci biir étiquetage. naka la ñuy jàng étiquetage bi. am na si ay termes yoo xam ne il faut ñu xam ko. durée limite bi. il faut ñu xam ko utilisation optimale bi aussi durée bi il faut ñu mën ko distinguer ak beneen bi. ba mën a def tànn boo xam ne dinañu yaakaar ne mën nga see def tànn bi gën daal donc éducation information communication moo war a nekk ñun suñu colonne vertébrale programme si loolu la ñuy nekk comme ni ko soxna si waxee léegi ñun itam depuis yaaraa ngi ñuy suturaal lu mu tolloog juróomi at a ngi nii ñu ngi def programme micro jardinage di ko destiné surtout nag au groupement féminin pour ñu xam njariñ yi xam ne mbéy mi nga mën a defal sa bopp mu mbéyum table mi xam ne doo si def benn produit chimique dangereux man si am lekkate bu sell loolu moo gën mais dafa laaj ay moyens te dafa laaj persévérance parce que waxtaan ak nit convaincre ko affaire bu jafe la il faut que ngay continuer moom sacerdoce la daal mën naa wax ne sacerdoce la da nga koy gëm yow yaakaar na ne njariñ li mu ngi si kanam xëy na dina metti mais nga gëm ko rek wéy si loolu sensibilisation continuellement sensibiliser bu yàggee yaakaar naa ne di nga si mën a am ay résultats positifs. gis nañu ni pour la plupart bu fête ñëwee moo xam suba la tabaski wala ñoo ngi si veillu tabaski war a korité si la ñuy profité ñenn si grossistes yi du ñëpp pour mën a génne produit yooyu nga xam ni périmé na alors muy loo xamante ni saa nga dégg waa service d'hygiène di ko ñaawlu ak di si jàpp qualité boo xam quantité boo xam ne bu énorme la bu bëree la ñu wëy ak waxtaan wi di fàttali auditeurs yi soog a taal seen poste rajo ni programme bi programme spécial la ñu ànd seek waa Psychodev ñu dalal si monsieur Maguette Fall bu ADEC monsieur Abdoulaye Cissé di formateur diététicien nutritionniste ndaka noonu madame Yacine Fall di bàjjenu gox dañuy dem si ki nga xamante ni mooy monsieur Abdoulaye Cissé laaj ko question boo xamante ni ñu bëri si sénégalais yi boo leen laajee benn tontu la ñu am mooy boo leen laajee ne waa mais mag ñi dañ daan dund lu yàgg lu tax léegi de nos jours nit ñi dootuñu dund 100 ans wala boog raar nañu koy dund dañu naan la alimentation bi moo baaxul ñu bëggoon xam ba xam noonu ñu doon lekkee daaw jékk dafa soppeeku wala boog même lekk bi la ñuy lekk. waaw am na changement bu rëy parce que boo xoolee léegi
dafa am li ñuy wax élargissement dañuy yokk circuit de production yi dafa am restauration collective dafa yokk dafa am li ñuy wax naan envie de bien manger mooy lekk gu neex moom la ñuy wax malbouffe dafa am donc facteurs yooyu yëpp nag moom moo indi problème bi parce que bu njëkk ba boîte de conserve boo ko gisaat balaa nga koy lekkaat dina yàgg lool léegi nag da ngay gis boo àggee sa kër le soir sax doo togg reer da ngay def rapidement boîte de conserve daal di ko defar ak yeneen biir ak yeneen donc loolu moom mooy différence bi nga xam ne moom mooy parce que bu njëkk ba liñ daan lekk aussi dañ daan lekk lu bëgg dugub ceeb bi ñu daan lekk ute nag léegi ceeb bi ñuy lekk ceeb boobu c'était ceeb boo xam ne riz complet la doonoon mais léegi riz bi léegi boo xoolee dañ ko parfumer blanchir ko talqué ko donc yooyu yëpp day indi ay jafe-jafe donc loolu moo am différence bu bëri boo xamante ne nii nit ñi dañuy lekk lu bëri si biti boo xoolee sax amatuñu temps lekk seen biir kër togg sax lekk et autre chose dañuy congeler ay lekk pendant une semaine tu perds pratiquement nutriments yi nga si kii damay dellu si waat rek tuuti rek si li kii wax si microjardinage ni mu important bu fekkee ne yow da nga am sa jardin bu ndaw sa kër boo wittee togg ferñeent ya nga say def moo ëpp fuuf ferñeent yi nga xam ne distance bi fi aliment bi jaar yëpp ba agsi si marché donc gis nga importance boobu ni mu amee solo donc différence bi loolu la bu njëkk ba y avait pas tous ces problèmes bu ñu daan dem géej dañ daan jënd ji jën léegi géej togg mais léegi nit ñi amatuñu jot dañuy congeler quand tu congèles tu perds donc yooyu daal moom mooy mbir yi nga xamante ne ni mooy ñiw c'est-à-dire moom la ñuy wax l'homme moderne waaw loolu la waaw amatoo jotu lekk sax amatoo ko daanaka donc en fait c'est ça donc nañ daan lekkee léegi ni ñuy lekkee am na différence alors tout à l'heure madame Yacine Fall daf ko soulever muy micro jardinage ndaka noonu tamit monsieur Maguette Fall fekk si ko si alors ñi nga xam ne ñoo déglu rajo bi tey bëgg a adopter méthode yooyu noonu nes def pour mën ko def parce que it lu am solo la. ñun de suñu anam ñun bàjjenu gox. parce que bàjjenu gox boo gis ci groupement féminin la jógee. ñaar président groupement féminin la. wala bokk na ci bureau groupement féminin bokk na daal ci groupement féminin comme ni ko Maguette Fall waxee loolu activité génératrice de revenu la. ñun activité génératrice de revenu la man sama métier la di ko former mais à l'heure actuelle difficulté yu mag lañ ciy am parce que boo formé amoo moyen sax pour defal table pour benn groupement ndax boo duggee ci benn groupement tu as 30 femmes donc tu as 30 familles yoo xam ne que bokkuñu au moins au minimum benn famille bu ne waroon a mën a am ñaari table ci li ñuy naan gàncax gu ñuy naan benn table ci gàncax gu ñuy naan benn table ci loo xam ne que légume la mais sax duñ ko mën a am soo dajalee 30 femmes munoo fexe ci suñu biir nii ndax on a de maigres moyens fexe ba am moyen boo xam ne que diñ ko defal des tables suffisants kon nag boo ñëwee ci ñun bàjjenu gox yi nga xam ne ñun dañuy liggéey dans le bénévolat day gën a metti ci ñun donc boobu côté boobu nag dañuy demander ñi nga xam ne que ñooy organisation yu mel ni comme ñoom Maguette di demander aussi les nutritionnistes ñi ciy gën a élever la voix ba nga xamante que ni daañu mën a jàppale bàjjenu gox yi ñu gën a mën a jàppale askan wi ndax ñun li ñuy liggéey c'est dans le bénévolat amatuñu leneen li ñu ciy investir di ko mën a gën a def pour les femmes su ko femmes yi amee rek famille yi am ko kon askan wi yëpp am ko difficulté nag lañ ciy liggéey ndax man mii di wax ak yow bàjjenu gox laa présidente de groupement la ay groupement sax mais j'ai des moyens pour war a mën a taxawal ay table te koo formé nag war ko mën a jox table man si fànn boobu moom bëgg si joxee rek man tam un peu expérience bi ñuy vivre ñun parce que ñun li ñuy may sax ñu man di liggéey ak quelques groupements féminins quelques laay wax quelques vraiment li ñu leen di bàyyil aussi du bare c'est que dañu bokk si organisation bi ñuy wax Consumers International muy fédération boo xam ne bi dafa lënkale association de consommateurs yi si moo àddina bi yëpp alors Consumers dafa am ay partenaires yoo xam ne dafay liggéey ak ñoom pour ñu seet daal naka la ñuy mën a fexe jàppale association de consommateurs yi nekk surtout dans les pays en développement
yoo xam ne seen doole demewul noonu naka lañ leen mën a jàppale pour ñu mën a développer ay programmes yoo xam ne maanaam askan wi dina si gis boppam. alors si loolu si la ñuy def chaque année appel à projet yàlla mu ngi ñuy dimbali nag depuis juróomi at a ngi nii pratiquement bu ñu dugalee suñu projet rek ñu nanguñu ko alors mais nag daf dul bare maximum xëy na ay 2 millions de francs lay doon xam nga avec ça tu ne peux pas faire grand chose donc ñun li ñuy liggéeyee mooy dinañu tànn ay lu tolloog juróom-ñaari groupement de femmes ñu former leen naka la ñuy daajee table yi produit naka la ñu koy defaree naka la ñuy jiwee et cetera donc fii dañuy xool lépp daal li micro jardinage bi laaj dañ leen koy jàngal bu ñu leen ko jàngalee ba pare ñu may leen tuuti produit parce que am na ay produits ñu leen di may pour ñu gën a dooleel kii bi parce que du suuf lañ koy def coque d'arachide lañ koy def ak balle de riz bi moom mooy nekk réceptacle culture bi naka lañ leen di defalee produits yooyu ensuite naka lañ di suuxate ensuite ñu bàyyi leen lu tolloog juróomi table mais dañuy laaj nag yeneen femmes yi généralement parce que mën nañ ko def aussi si bidon 25 litres yi ku nekk buy ñëw mu indi bidon 25 litres buñ ko daggee parce que am nañu si bu ñu ko permettre bu ñu ko daggee ku nekk dina am ñaar donc ku nekk dina maanaam au moins ñaari partie bidon bi boo xam ne dina si mën a def dara yaakaar naa ne programme yu demee noonu bu ñu si àndoon ak collectivité territoriale yi ministère de l'agriculture aussi parce que benn façon mbay la il faut ñu jox ko gëddëm ñu ne ici dans nos villes li ñuy wax agriculture urbaine moo fi mën a am amuñu espace donc agriculture urbaine naka lañ ko mën a promouvoir par le micro jardinage bu ñu lëkkaloo ñu jàppale ñu boole suñu effort je crois que dinañ ko mën a développer ba véritablement jigéen ñu bare ñu jot ci. waaw loolu njariñ rek lay jur yaakaar na njariñ rek lay jur am na solo xam yenn ferñeent mooy composer une alimentation saine xam nan la ñuy tànnee suñu ay aliments pour mën ko jënd yooyu yëpp ay yëf la yoo xam ne yu am solo la waaye bu ñu ko jëndee ba noppi ba toog ko ba mu ñor nan lañ koy dencee parfois mooy poser problème pour mu bañ mu yàqu war mu indil ñu benn jafe-jafe si suñu wér gu yaram moo tax dañuy laaj monsieur Abdoulaye Cissé mu indil ñu tontu si nees def ba denc suñu ay aliments ba du am benn yàqu-yàqu sànq commencé woon nga di si wax dañu bëgg nga gën see xóot pour que ñiy déglu rajo bi am une idée si comment conserver les aliments. waaw conservation des aliments bi moom. ni leen di conserver c'est par groupe par xeet. daanaka am na xeet boo xam ne yàpp ak ndawal la ak lépp luy ndawal xeet boo xam ne meew la ak lépp luy meew. xeet boo xam ne dëwlin la xeet boo xam ne légumes fruits et légumes ak ndox ak yooyu. léegi nag bu si nekk dafa am noo xamante ne noonu lañ koy denc. mais ñun bi ñu si gën a intéressé mooy. souvent togg bi nga xamante ne nii durant parce que bu ma xoolee durant ni ngay toggee nutriments yi nan ngay def ba boo toggee ba pare boo ko dencee du yàqu li may wax mooy li gën mooy togg lekk parce que bi ni ñu koy waxee y a les moyens aussi ñi am frigo aussi dañ leen di togg même bu ñu amee frigo am na noo xam ne boo toggee booy togg ay nu mu tuddee ay bactéries dañ siy dugg mënul ñàkk boo toggee ba pare le temps ngay yekk dañ siy dugg donc togg bi ni nga koy dencee dañu war a am ay congélateur yoo xam ne boo defee rek dans quelques minutes même ay secondes mu congelé loolu amuñu ko si frigo la ñuy dugal frigo moom bu dee si kaw la boo dugalee moom daanaka moom mënoo passé 4 jours ba pare même boo passé 4 jours peut-être du point de vue bactériologique lekk gi peut-être dina xaw a mucc tuuti mais du point de vue yenn ferñeent yi mën nga leen perdre donc loolu la bu dee ndawal li moom bu dee nu mu tuddati ay légumes kooku moom souvent denc ko moom sax dafa amul solo boo ko dencee moom tu perds tout waaw
boo koy denc di perte yow koy ndugg bi moom day dugg ji li gën mooy nga dugg ji chaque jour léegi nag am na yeneen moyen de contournement c'est-à-dire bu ñu jëlee légume bi dañuy def li ñuy wax blanchissement bu ñu jëlee légume bi rek bu légume bi accès rek dañ koy togg tuuti si ndox dañuy raxas ba mu set wàcc si pot beeg yëpp togg ko tuuti si ndox du ñor ñu jël ko rek dugal ko si congélateur léegi nag nga koy génne benn parce que en fait légumes yi vitamine yi la moom lay wax fruits et légumes vitamine cote lañ siy jël ak minéraux te yooyu da nga leen di perdre facilement donc looloo tax garder leen dafa xaw a doy waar pour garder leen loolu li gën daal li gën mooy jëndi ji togg jëndi togg jëfandikoo mais ce problème là microjardinage bi réglé na ko réglé na ko da ngay witti li nga da ngay witti rek laaj ba pare da nga am ferñeent ya nga am yëpp doo déplacé wu doo dem fenn donc loolu la wax nga lu am solo jëm si bactéries sénégalais boo ko waxee danaa la microbe rey ko en tant que koo xam ne xam-xamam màcc na si wàll bi lan nga leen di tontu parce que ñoo ngi déglu rajo bi waxtu wi waaw ferñeent bi microbe yi moom waxuma la rey sax waaye mën nañ def li ñuy wax rek mooy dalay mën na la indil ay jafe-jafe yoo xamante ne peut-être doo ko gis léegi mais boo si teg di dund à un certain moment ma parce que boo defee intoxication am na intoxication yoo xam ne day rey nit rapidement da ngay dee donc le plus souvent nag mooy intoxication yi la ñuy gën di gis moom mooy gën di bëri mais dañuy faagaagal baaxul léegi nag li gën mooy préparation xam nga dafa am leneen aussi émission bi aussi dafa xaw a gàtt mais dafa am leneen li ñuy wax hygiène des aliments parce que man fi mu nekk nii li may wax yëpp donc nan lay commencé li may wax yëpp hygiène alimentaire laay wax c'est-à-dire nit ki ni muy lekkee lan la war a lekk fan la war a lekk nan lay lekkee yooyu la mais dafa am beneen aspect boo xam ne moom la ñuy wax nit ki la muy lekk dafa war a set googu nag si la bactéries yooyu nekk bu setul mën na la faagaagal waaw set ga nag damay revenir si loolu fañ koy wëttee ba fa muy accès ba buñ koy toggee ba nañ koy yekkee parce que gis nañu ni yenn saa suñu marché yi day xaw a salté tuuti donc muy loo xam ne lu am solo la ñu waxtaan ak madame Yacine Fall di bàjjenu gox ba tey si technique conservation li nga xam ne mooy aliments yi du ñëpp ñoo am frigo boo demee sa quartier ba du ñëpp la seen doole may pour ñu mën di conserver seen ay aliments si congélateur war a bokk frigo lu mu si mënti doon les def ba man di conserver seen ay aliments bu fekkee amuñu matuwaay yooyu. jërëjëf man parce que doguma la mais ay jamono daan nañu wax muusal ak yooyu mag ñi daan nañ ko def. jërëjëf Diène. man ma am foo xam ne que rek dinaa fa topp monsieur Cissé. mooy que dañu wax ni que denc ci frigo day fekk nga am frigo. mais ñun ñi nga xam ne ñoo ngi ci banlieue bi. dëkkuwaay yoo nga xamante ne néew doole lañu. da ngay dugg ci kër wala quartier yoo xam ne sax duñu am frigo. kon nag loolu seetal ca début ba dina rafetal denc bi gën a baaxal denc bi mooy que ni ñu jàngal la njëkk yow mi nga xam ne que yaa war a togg nan ngay setale nan ngay sellale ndab yi ngay togge nan la ñuy set nan la ñuy sellale légumes yi wala ñam yi nga xam ne moom ngay togg nan nga koy setale nan nga koy sellale ba nga xam ne que boo ko toggee bu ëllëgee boo ko dencee ndax denc boobu mooy dañuy aéré dañuy seral rek muur ci morceau bu set dëpp ba mu sedd kooku mën nga su nëbul foroxul su saltewul du gaaw a nëb du gaaw a forox mën nga ko denc fii ba suba nga war kaa mën a lekk mais bu saltee ci préparation ma salte fa ñu koy jëlee salte si ni nañ koy toggee yow mi koy togg yow it setoo kooku denc ko denc bu sell dafay xaw a jafe kon nag sellal ca mbay ma sellal ca yow ma koy préparé ak ndap ya nga koy préparé ak na nga koy toggee dafay baax ci dencin bi loolu dañ ciy waxtaan ak jigéen ñi bu baax am na solo ñi nga xam ne ñoom ñooy yëngu si xeex lépp loo xam ne jëm na si lu mën a indil jafe-jafe environnement bi ndaka noonu sonal indil jafe-jafe ñi nga xam ne ñoom ñooy consommateurs yi ñoom it am nañ si wàll parce que it yenn saa yi nga dugg si marché bi fekk fa ñuy jaayee melokaan boo xam ni bu doy waar la yan taxawaay d'habitude moom ngi taxaw si fànn woowu noonu fii si Sénégal. parce que loolu lu am solo la. si hygiène alimentaire suñu marché yi ni ñuy bindoo
marchandise bi suñu ndawal yi si yan condition lañ koy exposé dinañ koy jaayee loolu lu am solo la moo tax ñun dañuy wax ne surtout fii dëkk bi ñuy dëkk ñi nga xam ne dinañ fi produire ay gën di ko mën a si mën a def géej wala keccax wala lu demee noonu si condition yi d'abord naka lay wàcc si gaal gi am solo fan nañ koy sotti naka lañ koy traité parce que fii malheureusement lu bari c'est à même le sol lañ koy def yan produit lañ koy lakke par exemple bu dee dañu war a lakk jën bi mu nekk ay produits yoo xam ne ay produits yu dangereux parfois gis nañu fii ay plastique yeeg yu demee noonu mooy ni ñuy wax les polluants organiques persistants yoo xam ne reconnaître nañu ne c'est des produits dangereux donc si waxtaan yi ñuy war a dafa xeet wi war nañu insister ci cet gi nu mu waree amee si suñu biir marché yi lu am solo la suñu marché yi wax comme ni nga ko waxee wax dëgg yàlla doonee xawul set da nga naan sax dafa setul dara daal wax dëgg yàlla conditions yi ñuy exposer produits yi aussi mu nekk ay conditions yoo xam ne véritablement du lu rafet daal du rafet du lu gën si waaw allez-y mën nga ma may ma yokk si dara tuuti parce que fi mu nekk di dañ wax si cet gi rek waaye ni nga xamante ne nii togg bi dinañ ko togg ba mu pare ba nga xamante ne ferñeent yi ñu war a am dinañ ko am si togg bi kooku aussi am na trop solo c'est-à-dire loolu aussi dañ si war a attirer nit ñi seen habitude parce que boo jëlee déjà nga jël li nga xamante ne nii mooy say légumes nga raxas rek xooj yow xollee ko defa ko dara xooj ba mu yàgg nga daal di ñëw nag xolli xoojaat donc dafa am loo xamante ne nii da nga koy perdre muy les vitamines surtout les vitamines yi nga xam ne dañuy tëmb si ndox. te pourtant jigéen doguma la mais jigéen buy def loolu dañu jàpp ne dafa set. non loolu nag raxasaat. non il faut voir c'est-à-dire cet bi njëkk. mooy si këyit dafa am loo xam ne ñoom ñoo ko war a def. bañ koy witt. buñ ko wittee ba pare dafa am ay techniques de conservation yoo xam ne noonu lañ koy def ba transformer. mais bu ñëwee ba nga xam ne cycle ménagère bi la. moom li muy def mooy day raxas parce que boo xoolee sax ñu bëri dañuy jël benn habitude. la plupart des fruits et légumes yeeg fruits yi dañ koy xolli. mais buñ ko xollee rek perdre nañ vitamines yu bëri. te xolli nañ ñu bëri dañuy xolli carotte alors que carotte mën ko lekk noonu ak ñu bëri dañuy xolli concombre da nga ko war a lekk loolu citrouille yooyu yëpp da nga ko war a lekk loolu pour am léegi nag togg bi tàngal sa dëwlin ba mu tàng jëp nga def si sa tomate ba mu ko nga sotti si ndawal li am na benn odeur buy dégager odeur boobu baaxul c'est cancérigène moom la ñuy waxee les hydrocarbures aromatiques polycycliques baaxul da ngay gis foo toll dalay xeeñ léeg-léeg sax xeeñ bi am na ñoo xam ne bu leen xeeñee dalee duñ ko bëgg donc loolu aussi teg aussi booy togg aussi il faut faire quelque chose da ngay bañ a bëril ndox mi mais bëril ndox mi togg 11h ba 13h muy baax tu perds tout donc yooyu ay techniques yu bëri la diggante ba ngay toggee aussi di yàq da nga war aussi boo toggee rek boo yekkee rek ngeen lekk waroo différer tuuti donc loolu yëpp technique la yoo xamante ne ni pour li ngay lekk aussi jëriñ la toujours dama koy wax nekkuñu fi pour lekk rek dañuy lekk pour lekk gi téye ñu pour ñu dund loolu rek la donc souvent nag ces techniques là di nga togg bu neex a neex ba mu pare da ngay lekk pour le plaisir rek mais dara amu si amul benn nutriment loolu la woon. am na solo si jigéen ñi waaye am na solo si góor ñi parce que fii ku fi am sa ndijaay mu toggal la carotte bu ñu xolliwul boo deful ndànk da ngay ñibbi te it fekk na ni amaana mooy li nga xam ne mooy li gën si suñu wér gu yaram donc góor ñi nañu di déglu émission bi jigéen ñi tamit di déglu émission bi bàjjenu gox yi di def bu baax a baax le travail de sensibilisation alors madame Yacine Fall bàjjenu gox lan ngay tëjee si suñu numéro bu njëkk bi. numéro bu njëkk bi gis naa ci moom vraiment am na njariñ ci waxtaan wi ndax nag lëkkale na li nga xam ne que mooy liggéey bi nga xam ne ñoom la environnementaliste yi muy ñi nga xam ne que ñoom ñooy saytu consommateurs yi li nga xam moom la ñuy consommer ak nutritionnistes yi li nga xam ne ñoom mooy màcc ci xam-xam ñi koy wax ci mbirum lekk ak ñun ñi nga xam ne ñooy bàjjenu gox yi ñoo war a sensibiliser di am les bonnes informations pour mën ko sensibiliser di wax ni que bu dakkul émission bu mel ni bu dul dakk di multiplier wu fu ne
yaakaar naa ne dina gën a jëriñ askan wi te aussi sensibilisation comme ni ko Maguette waxee moo war a nekk loo xam ne que à tout moment toute heure chaque instant dañ ko war di def di joxe de bonnes informations joxe nag de bonnes informations mooy avoir de bonnes informations et une bonne formation de communication ndax mën nga am de bonnes informations mais sa technique de communication du mën a demee noonu ba nga xamante ni la ngay communiquer duñ ci jël dara kon nag vraiment ñoo ngi rafetlu émission yi mel nii te di wax ni vraiment suñu doon gën a jàppale ñun bàjjenu gox yi ba nga xam ne que ay technique de préparation d'aliments ay technique yi nga xam ne que dañu koy def pour mën a saytu li nga xam ne mooy toolu microjardinage yi di ko am au niveau yi nga xam ne moo liyewu bàjjenu gox yi fa ñuy dajee di ci mën a jàppale askan yi vraiment dina gën a neex ñi ñaan yàlla émission bi yàlla na yokku yàlla na bari tey li ñu fi wax tey jii it yàlla na fekk askan wi déglu ko suñ ko dégluwoo yàlla nañ ko jëfee buñ ko jëfee mu jëriñ ñu incha allah. am na solo monsieur Cissé da nga wax sànq loo xam ne si laa bëgg ñu jeexalee ko. muy lu am solo jëm si bu ñu demee marché di jëndi légumes du rek bi gën a rëy moo gën a baax. waaw boobu moom bëgg naa. nga waxaat ko gars yi dégg ko parce que def gars yi dañu bëgg lu rëy de. waaw xam nga nag légumes yi loolu la légume bi la gën a tuuti. comme da ngay jël exemple bi simple rek. ki la bëgg ki nga xam ne day jëmma. moo lay gën a da ngay gis ay kantanam day wàññeeku. légumes yi aussi bi dëj bu njëkk ba sax mag ñi dañ daan def bu ma tànnal bu dëj. noonu lañ ko doon wax. donc boo xoolee da ngay xool exemple kànja. kànja boo jëlee bu dëgëree boo dammee du damm mais bu nooyee boo dammee rek mu damm mooy bi gën a baax. donc loolu moom loolu moom nit moom boo demee marché légumes yi ngay tànnee légumes comme ni nga ko waxee bu mu rëy torop bu mu am bënn bu mu tilim yenn tilim yi aussi. yooyu yëpp si tànn légume la. am na solo waxtaan bi am na solo lool ñuy jaajëfal suñu invité yi di leen jox incha allah rendez-vous dans 15 jours pour une autre émission boo xamante ni war nañ ci ànd ak ñoom di leen jaajëfal di fàttali rek ni ñoo ngi àndoon ak ñi nga xam ne ñoom ñooy waa SATMAT defe naa ak SICODEV Africa conseil départemental ndaka noonu suñu ay partenaires si boobu lépp émission. jagleel ko ñi nga xam ne ñoom ñooy askan wi pour ñu xam nan la ñuy lekkee ak nañuy lekkee lekk bu baax àndoon si ak intervenant yi bokk na si monsieur Maguette Fall bu ADEC monsieur Abdoulaye Cissé di nutritionniste naka noonu madame Yacine Fall di bàjjenu. Programme SATMAT du système alimentaire durable pour la lutte contre la malnutrition ci région bu Ndakaaru ànd ak waa SICODEV ak waa GRDR ak conseil départemental bu Tëngéej ñoo leen di dëgtal magazine buy wax ci li nga xamante ni mooy ana nan la ñuy gëddale meññeef yi ñuy bayee ci miip réew te mu am solo lool ci li nga xamante ni moom mooy wér-gu-yaramu doomu aadama. Damay consommer local.